Al-Fayda Tijaniya s'est réalisée. Alhamdulillah. Seyda Mariama Niass n'a jamais attendu d'avoir les moyens de sa politique. Pour le démarrage de la Dara de Sacré-Cœur, elle avait loué une villa. Sacré-Cœur bi mu ko luyoon am benn presse bu nekk Makka moo ma ko doon fayal weer wu dee at mu jot moo may jox lu may fay Sacré-Cœur ba benn bés ma ne ma doo proposé borom ndax du la ko jaay ma proposé ma ne ma waaw dama koy jaay mu jaay ñu ko ji boobu temps xam nga ñaata million. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. La Dara de Sacré-Cœur dispose d'un internat avec une pension complète à la charge de Seyda Mariama Niass. internat bi fii ñi fi nekk ñëpp amul kenn ki nga xamante ne moom da ngay fay loolu yëpp mi ngi jógee ci poche soxna si Seyda Mariama Niass ñi fii ñëw di jàng si rek ñooy ñëw mais ñi fiy joxe ay 3000 ak xam nga loolu dundalul dara suñ ndox mi ngi ñëw nekk 200000 courant tamit ñëw nekk 250 wala léegi-léegi mu ñëw nekk 150000. lekk bi moom toujours mu fekkee añ la moom dañuy sóor 15 kilos la ñuy sóor. mën nañu wax ne lu mat 25 palaat moom dinañ ko yegg ci añ bi ak reer bi. Seyda Mariama Niass a des rapports privilégiés avec le Coran. Elle aime le Coran. Elle l'adore, c'est sa vie, c'est aussi son monde. yaa ma ku wax rek ci moom rek wax ci alxuraan nit la koo xam ne alxuraan la yàlla def ci boppam mu dégg ko ba am na benn ambassadeur wu Algérie mosuma fekk Jeddah ñu bokk ci benn réception boobu maay consul général ba foofa ñuy waxtaan ba mu ne ma man daal am na benn jigéen boo xam ne impressionné na ma dama fàttali benn taarix ba ma jàngoon ci téere yi am jigéen boo xam ne dafa nekkoon ak alxuraan ba nga xam ne lu muy tontu sax alxuraan lay tontoo ba man mën naa oo ndaw soosu Seyda Mariam boobu tuddee ko al mar'atul mutakallimatu bil quran mooy jigéen joo xam ne alxuraan lay waxee. baatu Mariama daa am lu muy tekki boo ci tegee sawda daa am lu muy tekki wala fi naan sooda ko xam loolu boo déggee ñu ne ma ngay liggéeyal alxuraan du la bett xaadima mooy koo xam ne fuñ la séen ngay dox ci alxuraan ngay dox benn yaa ngi koy jàngale mbaa yaa ngay wujji mbooloo mu woote wala yaa nga toog di ko nafar wala yaa maanaam fuñ la fekk rek yaa nga ci moom. Mariama xalimatu xuraan la parce que xitma na alxuraan ñim ko mokkal loo ñu tari ko mokkal ko dañu bari ci góor ak jigéen ci ay nit ñoo xam ne sax yàqalu leen seen école publique ñu dem ba doctorat après. Baye dafa ñaanoon yàlla jagleel ko karaamam nekk di alquran kon ni mu ko waxee taj'alna xifzaka alkitaabuka alkarim karamati ila liqaa'ika alazim kon dëgg-dëgg karaama googu bu ci Seyda Mariam ñëwee tànn li nga xam ne moom mooy alquran dëgg-dëgg rawatina mu yóbbu ko fële ca Ndakaaru fa nga xam ne jafe na lool pour lim fa taxawal waxuma jigéen waaye pour góor sax taxawal ko fa lu jafe la kon bu ñëwee taxaw ko foofu ci Dakar jëriñ ci doomi Sénégal yu bëree bëri ba nga xam ne tey ñu bëri mën nañoo toog tey ne daara Seyda Mariam moom laa génne kon nuñ mën a joxe exemple ci mahad bi nga xam ne mahad Mawlana Cheikh Ibrahim la. alquran da ko jaral lu bëri dégg naa ci sama papa ca Koosi samay nopp mu ne bi bàyyi di tafsir alquran ñu ne ko yaa Astou Sarr am na doom jigéen ñu ne bàyyi fa leen a tontu na leen borom alquran juddu na loolu rek doy na wax. je voyais sa maman muy jigéen ju am personnalité ba pare ba daan ko gis muy solu ba mel ni kuy génn après téye kaamilam di jàng alxuraan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني alhamdulilah maa ngi gërëm yàlla ci loolu moom laa la ñëkk a wax ma ne lii yàlla ma ko may du suma góorgóorlu ma yeeg yàlla la hada ataawna famnun aw amsik bi ghayri hisaab yàlla mu ne lii sama may la maa leen ko may ci lu dul benn condition alhamdulilah jàpp leen ñun tam ñu jàpp ci benn condition alhamdulilah إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني ku mos a ittewoo alquran la xaadimatul quran boobu mu tuddee boppam tey ne man may servitrice alquran loolu moom nekkee xale bu tuuti ci la dund ba ilaa yawmul qiyaamati nekk ci alxuraan ji man sama baay sant rek alhamdulilah ci laa nekk ba too taxaw de wax na ma ne leen ñëpp laa jàngal alxuraan la waaye yaa ko bëgg loolu moo wax ci sama kanam mbokk yëpp alhamdulilah loolu sant yàlla la Seyda nit la koo xam ne bu la yàlla booleeg moom foo em rek yaa fa emale sa bopp ci moom nit la ku baax nit la ku tabe nit la ku oyof nit la koo xam ne dafa bari jikko yoo xam ne mi ngi woon ci Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi koy gis ci moom dafay tooyal sama xol toujours billaahi مريم بنت شيخنا بشرى لنا إذ جئتنا جاء السرور والهنا يا مرحبا يا مرحبا أنت حبيبة لنا waaye daal soxna si moom di yaama dafa baax baay ju baax mooy fondation ak yaay ju baax mooy fondation bu baax jigéen la joo xam ne moom man góor ñu bëri ndax jigéen ju jógee ko fii ba Siin topp réew mu nekk mu dugal fa lislaam am fa nu fa wax daal bëri na góor ñu ko deful sax. Elle est reconnue et connue, je dis encore une fois, comme une femme d'islam. Sa notoriété et ses actions dépassent les frontières du Sénégal et même de l'Afrique. Si vous trouvez Hadja Mariama Yaboy Seyda à la Mecque et que vous voyez comment les Séoudiens la traitent avec respect, avec considération, avec affection, c'est là que vous entrez dans une dimension la plus grande, la dimension islamique. li naari Mauritanie wax ci moom mooy dëgg nee nañ ko waristil xalila wa niltil jada wa xusti min al faydi agla xula ñu ne ko donn nga sa baay donn nga xalil fayda bi am naa ci cër ba gën a rëy bi gën a rëy moom la donn ci baay bëgg alxuraan bëgg na alxuraan ba ku mu yar sax boo dalay jàngal ba nga wàcc waaye bu la jàngalee ba nga wàcc du la delloo dalay yar boo matee am jabar mu takkal la jabar soo matee am jëkkër mu wutal la jëkkër. suma mag fii la jàngee alxuraan ba wàcc ba mokkal alxuraan mu yóbbu ko Makka macha allah may ko soxna takkal ko jabar mu sokka yeewi mu dem seen kër fekk nag am na métier am na liggéeyam man nag après sama papa bi mu gisee résultat boobu noonu nekk du ma dañ ci di la jox sama doom nga leen di jàngal alxuraan ci la ma indee man mi may jàng alxuraan depuis 92 ba tey jii te fi mu jaar ak sa man laa bu dafa la jaar ak man parce que dem naa Maroc yóbbu na ma def benn concours Maroc
delluwaat naa Maroc dem naa fi Mauritanie dëkk yu bëri ànd naa fa ak moom ngir lan parce que day bëgg chaque jour kii gën a ñaxlaf ci daara ji rek mu génn la nga découvrir leneen gis leneen. Elle est gentille, elle n'est pas rancunière du tout et elle aime les enfants, vraiment elle les aime. C'est un symbole au Sénégal, vraiment. nit la koo xam ne dafay dund ci yàlla ba nga xam ne boo xoolee nit ki sax boo ko xoolee sax xam ne kii nekku fi. Seyda, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Même elle se cache. Elle porte un voile, son vrai visage. Non. yaama fierté la te war na siiw ba jigéen ñi xam ne bi yàlla waxee julli ñu góor ak julli ñu jigéen ba muy fukki daraja ñëpp mu mel ni daf leen a yemale yaama exemple la ci man daal damay ñaan pour que yàlla yàggal ko fi lool pour que nit ñi di mën di roy ci moom itam li muy joxe mën na tasaaroo. bañ ko xamee ba tey kenn musul am ndaje mu wuuteeg ndaje mu yàlla gërëm nga séen ko ca loola la sëñ ba doon wax Cheikh Islam Haaj Ibrahima Niass fa kullu man xadamani laqaani fii jannatil xuldi bila buhtaani ku mu xëyal rek jox naa la rendi wal janna waa léegi bu fekkee borom xam-xam ku màggee noonu moo wax ne ku ko xëyal jox na la rendiw waaw kii xëyal yàlla di xëyal alxuraan karim moom tam te boole di ko ci xëyal moom ko kan la war a doon loolu la nit mun ta xam. Une femme très saine, très pieuse et très dégourdie aussi. bàyyiwul góor ñi dara lépp lu góor ñi def rek mu ngi ci biir. Il a une force morale qui est indescriptible parce que maintenant si vous allez avec elle voyager, elle est infatigable, peut-être maintenant avec l'âge. Quand elle est préoccupée par un dossier, elle me dit, on reste pendant toute la nuit, on ne dort pas. Écris cette lettre, fais ceci, fais cela. C'est elle qui m'inspirait et moi j'exécutais. su tukkee bii ñëw doo ko mu gis mukk mu ne dafay jënd or ak man de lu ma ànd ak moom ak sama morom yi fi nekk yëpp koo laaj na la ko wax te xam nga jigéen bu tukkee bokk na ci li muy njëkk a seet mooy ut yére yi gën a rafet ut takkaay yu gën a rafet waaye yooyu yëpp dara da ko ci fekk lépp ay sëri ci lay gën indi ko fii. demal këram melut ni pale daara la ko def te amoon na moyen pour tabax ko pale ba ci biir néegam ba ci kaw lalam daara la peut-être que man ni ma ko gisee mooy yaram ak xaadimatul quran bi muy woote moom la ko yàlla moom moo ko wuy si moo tax tey jii ni du gis taar. Il n'a jamais été attaché aux choses, au luxe, aux belles, c'est-à-dire aux beaux habits, toilettes, parures, tout ça. Il sacrifiait tout ce qu'on lui donnait. Il le mettait dans la prise en charge des enfants, quoi, et dans l'éducation. Celui qui éduque doit d'abord s'éduquer. Donc, tu ne peux pas éduquer des masses alors que toi-même, tu ne te l'appliques pas. Donc, je pense qu'elle a pratiqué la règle. Je me l'applique d'abord avant que je puisse le proposer aux autres. Elle ne l'impose pas, mais elle le propose. Maymuna yaa ayyuhal banaatu zaaximna ilaa naylil ulaa amma bi ibdaanil falaa yéen sama doom yi jigéen ñi rëj-rëjloo leen ci dem ci am ak kowe waaye waxuma rëj-rëjloo yaram ak feeñ ak sañse ak xàppati ak maa fi dàqale maay doomi bàyyi ak lii la di ko wane ci yaram loolu waxuma ko de rëj-rëjloo ci am kowe waaye du ngeen rëj-rëjloo seen mbubb yi di ko xàppati ak léegi la bàyyi moo baax. Seyda Mariama Niass a fait presque le tour du monde pour porter très haut la voix de l'islam, propager l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est également une manière de suivre les traces de son père, Cheikh al-Islam, qui lui avait déjà tracé la voie. buy jógee Màkka dem Imaaraat ay Dubaï ak yooyu
xatar jabari boor bi suma xarit la benn bakkan buuru xatar bi Abu Dhabi itam ba ma demee jabaru Cheikh Fatima jabaru Cheikh bi daf maa ñaan ne ma naa ñëw naa toog fii di ma jàngal alxuraan ma ne ko yàlla dafa ne xubbul watan min al iman bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk man nag suma réew ma gën a toog fa moom ma gën a futul moom yow boo amee doom yi jàngale boo ko indee dinaa leen jàngal ba ma ne naa la utal kenn it ma ut ko andi waaye man suma bopp man suma réew rek laay toog di jàngale ko bëgg suma jàngale fekk ko foofu ñu ne waaw man nga ñëw utal ma ne ko waaw bu rafet ma utal leen benn naaru gànnaar ku ñuy wax man suura ma yóbbu ko fa ma di leen jàngal seen doom yi. Elle a également participé aux plus grandes rencontres mondiales consacrées à l'islam et au Coran. À l'occasion d'un voyage en Arabie Saoudite, elle a été invitée à la télévision nationale en compagnie d'un de ses élèves, Ali Harazim, actuellement enseignant et imam en France. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ces voyages en Mauritanie étaient beaucoup plus fréquents vu le nombre de talibés et d'admirateurs qu'elle compte dans cette république islamique. À 82 ans, Seyda Mariama Niasse ne se couche jamais avant minuit. Parfois, elle reste jusqu'à la prière du matin. Nous l'avons pu constater de nous-mêmes à l'occasion d'une nuit qui nous paraissait assez La Faïda Tijaniya s'est réalisée. Alhamdulillah.